Avec Larry Samb, nous allons parler du potiron Madame Nadio dans un instant avec Larry. La rubrique Bon Plan avec Larry. waaye wutal naa ko sax way Nadio neex si ceebu jën waaye bu weex tàll. Alors quelles sont les vertus du potiron Nadio? Voilà xam nga nag Nadio ñu bëri des fois ñun dañu lekk légume te duñu xam lan légume bi def ci suñu yaram. À part rassasié wu quoi. Voilà Nadio dafa doon loo xamante ne day tax doo sa der bi du gaaw a màgget. boo koy lekk waxuma sax neexaay bi mu neex parce que ñëpp xam nañ ne bu Nadio ak pataas mooy yi nga xamante ne dañoo saf suukar dañoo temte ne neex. combinaison dafa neex sax yow yi nga bëgg. Voilà Nadio nag dafa riche en vitamine C vitamine E ak A. gis nga sama der lu mu mel. waaw Nadio bi moo la ko def. xanaa da nga koy diwoo. da nga koy pàccal ci diw bi en lekk ko. voilà en mangeant. Nadio nag dafa am zinc am calcium fer la ferñeent yi nga xamante ne moom la ñuy wut ci suñuy yaram yépp dafa am ci Nadio te nit ñi xamuñu ko mais dafa am nan lañ koy toggee Sénégal nag dañoo am tendance bu ñu ñulugee rek dañuy jël légumes yépp def ko ci cin yi mu daal di bax bu ko defee lépp ferñeent yi ci nekkoon yi nga xamante ne dafay baax ci suñu yaram yépp dafay daal di dañ yii boo koy togg dafa laaj vapeur rek la laaj bu ko defee du ñor ba tas mën nga ko sax bañ a xolli bu la neexee. nga tax cuiseur yi am solo. voilà da nga koy jël daal di koy def nga xam ne dafay xaw a dëgër xaw a croustillant bu la neexee mën nga ko def sa marinade bu la neexee mën nga ko def comme si sa ceeb bi. voilà ma ngoog waay Nadio waay. Nadio mi ngi noonu mel ni pastèque. mel ni xaal. xam nga ak malgré que dafa am suukar mais dafay boo koy lekk te amagoo jabet yàlla mën na la dimbali si yow doo am jabet. ba pare dafa baax tamit ci sa cœur bi dafay raxas sa xol bi. ba mu set riche na en vitamine E am na ay minéraux léegi nag dafa bu weesoo lu même xoolal kii lu mu ko defee chup xool lu mu ko defee chup. deru Nadio bi boo ko jëlee nga weer ko ba mu wow nga dëbb ko comme xale yi nga xamante ne ci nawet la ñu nekk dañuy yomb ñuy am ay arbuste xawma am ay góom genre yooyu mën nga ko jël fajal leen ko ci plaie. mais nag Nadio yamul foofu doomu Nadio yi mi ngi nii keroog Seydina mi ngi naan doomu Nadio yi dafay faj prostate mi ngi nii. mooy graine yi. léegi boo ko jëlee ñëpp xam nañ ne prostate dafa fréquent ci góor ñi nga xamante ne dañoo jàpp 45 ans 50 ans jëm ci soxna. yokkal âge bi nag. da ngaa ragal doomu yàlla na si yàlla musal léegi nag boo ko jëlee mi ngi nii da nga koy weer ba mu wow nga daal di koy dëbb def ko mu nekk nga lay ko def ko poudre mën nga ko jël nga koy def infusion wala booy lekk nga koy jël di ko ci wis daal di lekk day tax doo am prostate. super. da koy faj pour ñu ko amagul grain yi boo ko amee ba pare mën nga ko continuer di ko def. ça coûte pas cher Nadio boo amee kilo bi 700 ça dépend am na Nadio bu xasee ba am période hiver bi nag lay gën a bëri. bu xasee ba am da ngay gis benn doomu Nadio tonton Daouda ndeysaan dafa choqué ci man mi ngi may xool xam naa danaan moom xale la jàkkaar loolu wala mag yow. xoolal mu wax ko nag pour mu leer ñun ñëpp Larry moo ñu mag. waaw baax na jërëjëf voilà ci hiver bi la Nadio di gën a bëri da ngay am doomu Nadio bu mag mën nga ko am à 500 francs mais léegi nag am na benn Nadio comme bu ñu wane bi moom mooy Nadio tubaab bi. waaw moo gën a saf suukar moom la ñuy def Halloween di ko jël comme forme. dafa ngande sax. voilà léegi nag moom mooy am doom yi moom ngay jël nga weer ko ba mu wow moom ngay def en poudre pour ñi nga xamante ne dañoo amaguñu prostate. parce que am na bu daanu for leen après ñu waaw dinañ ko for mais Cheikh photo yi nga génn yëpp bu la neex tegal parce que vraiment c'est très bon et c'est très esthétique. ah oui bon bii nag moom. waaw ñi dañ koy def am na ñoo xamante ne dañ koy jël dañ koy def bu ñu def seen salade mais tubaab yi ñooy gën a def loolu xam nga fii Sénégal boo fi defee ñoom dañ koy jël di ko def jus di naan. fii tey ban gan nga fi ñamay invité defal ko jus Nadio. defal ma jus da ngay testé rek yi mayte mais boo ko testé nga Larry invité la nga def jus Nadio boo demee dañ naan kii lu ko dal. est-ce que wér non mais ça dépend tu sais lépp loo gis rek da nga koy def à un goût où tout le monde va aimer hein. Tu sais il y a des gens qui découvrent qui aiment découvrir. man dinaa ko testé en plus c'est ça c'est ça ba pare dafa baax si yaram. dafa baax léegi nag ñun pour ñun ceebu jën rek moo tax a jóg Nadio. te Nadio lu ko dalee ci racine u Nadio foofu laa ko découvrir man. reen yi lépp dafay man de faj dama ko bëgg dama ci jox samay doom bu baax. voilà xale yi nga xamante ne dañuy jàng lekk da ngay gis dañuy jël tuuti ceeb wala ñu toj defal ko potage waaw def ci Nadio daal di jël jën bi def ko defal leen potage da ngay gis ci saa si xale bi dafay commencer di poteler ñu bëri nag ñu ngi koy def te xamuñu lan moo waral ñuy def loolu déjà xale buy doog a jàng lekk waroo sax chaque jour nga jël Nadio bi di ko ko sol parce que vitamines yi si nekk dafa bëri te vitamine bu bëri warul cumuler wu ci yaramu xale xale dafa am loo xamante ne moom la war a lekk xale dafa am tableau minute sax voilà lundi mardi mën nga ko def 2 fois par semaine def ko matin soir et tout mais waroo jël tamit Nadio bi chaque jour loo xamante ne mag sax bu koy lekk déjà ñiy entraîné dañ leen di wax nañ leen lekk Nadio
ndegem effet boobu noonu muy def si mag bu ko defee ci xale xam nga ne loolu baaxul te tout c'est nuisible à la santé bien sûr moo tax nag tey lii lañ leen indiloon ñi nga xamante ne dañuy souffrir problème mu prostate wala ñi nga xamante ne am nañ 50 ans jëm kaw mën nañoo jël lii utiliser ko pour prévenir mais dafa nooy ñëpp xam nañ na mënuñu ko yey wala mën nañ ko si mën nañ ko yey ñëpp xam nañ mais ne ça va pas être cancer pratique lay parce que lii anti-cancer la te prostate cancer du prostate ñëpp xam nañ ko dafa metti d'habitude dañ naan ñi nga xamante ne dañoo am soxna yu bëri ñoo koy am ñi ngi naan ñi nga xamante ne duñu sëy yu bëri ñoo koy am loolu sama xam-xam yeggagu fa parce que je ne suis pas médecin super donte def naa si ay quelques gëstu sànq Seydina mi ngi am yu ma ci doon jéem a laaj bu fekkee ne am nga question déet man kay li ma bëggoon laaj tontu nga ko kan mooy am kii waaw kii di am prostate moom comme ni ñu koy waxee rek voilà kan dañuy moo koy wax li ñuy wax ak lii am en réalité peuvent ne pas être pareil parce que dañuy naan d'habitude ñi nga xam te ne ils ont des relations sexuelles constantes maanaam ba certain âge maanaam nga nekk mag di continuer di am say relations sexuelles normales tu es plus à l'abri d'avoir un problème de prostate ñi nga xamante ne dañu teel a arrêté nag seen maanaam sexualité ñooñu ñoo gën a exposé moo tax ñu naan habituellement c'est à partir de 50 ans li nga wax nii nag loolu laa gën a gëm yow mi non mais je veux te faire comprendre que ne c'est pas parce que dañu ne à partir de 50 ans rek lañ koy am que un jeune n'est pas susceptible de l'avoir dépend na ci sa hygiène de vie dépend na ci sa organisme nu muy fonctionner yaa ngi dégg donc il faut pas parce que on l'a dit que forcément c'est ça cancer du col de l'utérus dañ daan wax ni que c'est à partir de 35 ans lañ koy am il y a des gens qui ont moins que ça qui l'ont donc il y a toujours des exceptions donc il faut pas juste se baser sur les dires des gens qui n'ont pas forcément des résultats statistiques yoo xamante ne médicalement ça a été prouvé merci de voilà ba pare ma tegal la si leen am na jeunes yoo xamante ne li ñuy def ñi nga xamante ne ñoo am ñeenti jabar defuñu ko lan la ñuy def li ñuy def di nekk si lu leen neex muy lan mu am na yoo xamante ne na wax bi leer am na di ku leen di nekk ak ay xale jigéen yu leen neex am na wax buy dama ne Seydina xam nga li ma lay wax non xaw ma xoolal ma wax ko mooy maanaam koo xam ne dafa am activité sexuelle bu jéggi dayoo voilà boo nekkee ci rajo am na yenn mots yoo xamante ne mënoo ko utiliser directement parce que ku nekk moo lay déglu mais wax bu yegg dañ naan am na ku ko moom xam na li ma koy wax bu baax parce que sànq ba léegi mi ngi ciy débattre xaw ma de voilà yenn feebar yi daal ku ci bëgg a mucc dafa am noo xamante ne moom ngay dundee si sa sikk nga waay coow may laaj kii Seydina jaaxal nga ma non et c'est important parce que Maïté qui anime la rubrique santé nous a donné effectivement voilà, des éclaircissements clairs à l'abri de et puis on parlait effectivement des bienfaits du potiron maanaam naajo bi nga xam ni c'est un bon plan parce que avec budget bu ndaw 500 francs nga faj sa bopp prévenir benn maladie boo xam ne mën na la dal voilà nga lekk lu neex faj sa bopp ba pare tamit bàyyi leen di jël légumes yi di ko bàyyi si cin yi 4 heures de temps mu bax a bax mooy seen genre baaral yooyu li ma leen neexu leen ma non mais c'est-à-dire que au Sénégal ils ont une fâcheuse manie ils pensent que en mettant les légumes ci biir ñeex bi nga xamante ne moom la ñuy toggee ceeb par exemple dafay tax ñeex bi neex parce que lépp day dugg ci biir ñeex li ñu dul comprendre mooy ni muy duggee ci biir ñeex bi noonu la yenn molécules di disparaître donc di deewee donc moo tax dañu même sax boo gisee chez les blancs quand ils font de la cuisson dañuy dem ba xam ne léegi cuisson bi ñor ñu doog a dugal seeni légumes dëgg la pour que ñu mën a permettre légume bi non seulement dina def effet bi mu war a am dina ñor ba pare dinañ ko mën a consommer après sans pour autant mu am mu garder toujours teneur bi nga xam te ne moom la am. mais léegi sénégalais sax bu ñuy togg benn système dañ koy tay waaw wala ñu wut cuiseur yi mooy kii à vapeur yi la. mais boo ko amulee da nga koy tay teg ne bu heure def ko jotee nga def ko benn 5 minutes. tay mooy lan mooy da ngay jël légumes yi suusal ko légumes yi si xanaa xam loolu la pomme de terre bi nga xam te dañuy jël di ko frire. ce n'est pas recommandé à cause de l'huile bi nga xam ne dañ koy def pomme de terre pour mu garder efficacité am ak léppam da nga koy baxal maanaam da nga koy mettre à vapeur. c'est vrai boo ko mettre à vapeur da ngay gis ça conserve bien li nga xamante ne moo nekk ci biir. comme les carottes et cetera. Maïté après nga def si ay fines herbes. waaw ak daal di ko ci assaisonné nii ndànk. comme ça nga jël xoolal ci kudd bu sew. non mais quand on parle de salade composée c'est ça. mën na yow c'est des légumes à vapeur nga def ko ba pare jël sa. non c'est très bon assaisonnement bu ndaw. en tout cas naajo bi c'est ça naajo bi moom ak brochette à côté naajo bi daal grain yi laaj yi fii tey laaj yi grain yi mu indi daal moom baax. yow intéressé na la sànq da ngaa bëggoon yóbbu mbuus bi te kenn mayu. non fii fii wax bi ñett la dafa am kenn koo xam ne dafa maa siis ay brochette. fu mu ne mi ngi taxamtiku sama salade. brochette pour yi mu. en tout cas daal ma ngoog daal te xam na boppam mi ngi na la. laaj yi
doom yi fu ñu ko mun amee. doom yi daal man dañ ma kaa may ma indi ko fii naajo bi daal wax naa ko pour ñi may déglu. téeméer ku ci bëgg. non de mais façon mooy naajo boo ko téeméer jëndee sax graine yi nekk ci biir da nga koy en général ñun jigéen ñi dañ koy xool lelli ndànk sànni. dañ koy sànni kon kay sa jabar kay bu defat gi dënnatee naajo balaa moo sànni ne ko non dajaleel xam nga man sama graine. jabar xam nga ñu bon man ak keneen ak bu suñu jabar yi duñu dem jënd naajo bi quoi fa ñoom dañuy dem jënd benn portion bi jaay. waaw mais portion mais kii boobu jar noonu naa rek am dem na ci ay marché graine. bi maire yi jaay naajo ci boppam. waaw ñu la koy ñu jox la si ko. li cherul boo amee 500 mën nga ci am lu bëri loo xamante ne après doo xam sax nan nga koy def te naajo loo ci si di nga ko xam luy prévenir prostate moom di nga xam noo koy def. te en plus mayte keroog mi ngi naan ay nu mu tudd coono boo xamante ne 6 Fatigue mois chronique fatigue bi. chronique lii antidouleur naturel la ah Ouais. xoolal si loolu. boo koy Voilà. Kii bi, lekk ah. douleur yi nga xamante ne da ngay jékki-jékki des fois sa dara di métti xamuloo lan moo koy faj naajo da koy faj D'accord. te malheureusement nag ñun sénégalais bëgguñu légume non bëgguñu naajo surtout man j'ai remarqué que beaucoup de gens n'aiment pas ça. bizarrement te dafay manqué sax parfois nga wër ko doo ko gis. ci ñi nga xamante ne aussi dañoo bëgg perte de poids bëgg a maigrir ah naajo loolu la aussi vraiment intéressé na ma daf ci trop. yow lan ngay bëggee lan ngay oui ma bëggee waxal rek lan lay def day- ci maanaam maigrir. yow Maïda la mooy sa problème. da ngay am da ngay Eh, maigrir la mooy sa maigrir bu problème yow? naturel doo jékki-jékki Lu rek xew? daal di rës parce que Ah. dafay Lu xew? indi toxines yi nekk sa non yaram dara day- dama perfect dama bëgg xool def. ba dalal sa xel perfect. oui ma dama bëgg dem élection Miss Sénégal année prochaine. nekk nga Miss Sénégal ba pare. Miss Et je Sénégal rap- nga bëgg a nekk Et je rappelle aussi que vraiment la moyenne d'âge, si on se base en fait sur les statistiques, la moyenne d'âge pour une prostate, c'est 40 ans. 40 ans. Voilà, moi, âge moyenne. à partir de Voilà, 40. voilà, à partir de 40 ans, Waxoon voilà, mbuus. moi, moyenne. mbuus maa ngi nii Voilà. Léegi nag, c'était